nga respecter les lois et règlements yi régir les collectivités territoriales loolu bokk na ci décret yi ñuy jël te mu méngoo code général des collectivités territoriales nga respecté ko loolu bokk na ci it organigramme type maanaam naka nga war a mën a recruter nga respecté ko boo ko respecté wul nag wax dëgg yàlla ñi nga xam ni nag ñoo yor mbir moomu di war a fay weer wu jot boo defaree sa kayit signé ko it boo ñëwee duñ ko fay ndax dañuy xam ni méngoowul ak li nga xam ni moom mooy texte yi ñu jël pour doxal mbir mu mel noonu beneen bi mooy loolu sax tontuuma ci woon ci français mooy jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci Sénégal ak organisation bi ñu war a def ci gouvernement bi te ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam ñëw ci largement wax lu tax suñuy gouvernement ak yeneen ñi leen di méngale warul doon benn yaakaar naa leeral na ko bu baax ndax ñun fi ñu toll soxla loolu xëy na ñoom dépassé nañ ko soxlaatuñu structuration bu mel noonu wante jafe-jafe yi muy wax ci biir Sénégal jafe-jafe yooyu àddina bi yépp la lëmbe te li ko gën a waral mooy crise bi ñu nekk te ñu xam ko bu ci njëkk di Covid bi bu ñu fàtte ni Covid bi dafa dal ci àddina bi dalaale ci Sénégal te kenn waajalu ko woon wante bi mu ñëwee ci suñu réew président Macky Sall dafa jël ay mesures yu am solo yu mu ci def ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku le programme de résilience économique et sociale mu jël 1,000 milliards dugal ci jàppale kër yi ci seeni dund ci seeni facture ndox facture courant jàppale entreprise en difficulté yi jàppale certains secteurs comme le tourisme jàppale pàcc mi et cetera loolu moo ñu may jàppale mbay mi ci at moomu dugal na lu bare juróom benn fukki milliards ci ay koppar pour que suñu agriculture mën a am ay rendement yu baax loolu moo sauvé Sénégal ba nekkuñu en récession ndax dëkk yu bare dañoo dellu ginnaaw maanaam seen taux de croissance dafa dellu bu baax mais Sénégal taux de croissance bi mu doon xaar amu ko mais am na 1,7% ba nekkuñu en récession ñu nu deetawaay crise bi am diggante Ukraine ak Russie ñëw dàbbali ko mu doon nag crise bu metti question bi ñu war a poser mooy président Macky Sall bu jëlul woon mesure yi mu jël waaye nan la dëkk bi di demee ndax bu ñu xoolee courant bii ñuy fay Senelec di ko togg bi gouvernement bi ci ndigalal président Macky Sall doon préparer nu mu koy jàppalee dafa jëloon comme référence dollar ba baril bi nga xam ni $75 la waroon jar loolu rappelé nañ ko ci gouvernement face à la presse bii passé $75 yooyu baril bi dem na ba $130 pic donc gouvernement bi fi mu ne nii bu mbir mi continuer la mu préparé woon di téeméeri milliards ak juróom fukk pour ndàmpe ko Senelec pour mu bañ a dem ci facture courant yi dina egg ba juróomi téeméeri milliards te loolu prévoiruñ ko woon mais kon bu ñu bàyyi woon prix yi mu dem naka lay demee ci ay jafe-jafe ci wàllu dund bi it lu ëpp 157 milliards dugal nañ ko ci pour ndàmpaay bi mën a taxaw pour njëg yi mën a bañ a egg fi mu waroon a egg bu ñu libéré woon les prix fàttaliku leen tamit ni essence bi ak gasoil bi essence bi yokku na 890 mais bu ndàmpaay ñëwul woon ci gouvernement bi dina egg 1180 francs le litre différence bi gouvernement bi moo ko jël pour subventionner ko pour que nit ñi bañ ko mën a fay gasoil bi kenn yokku ko te dëkk yi wër bu ngeen seetloo gasoil bi yokku na foofu mais Sénégal président Macky Sall dafa wax ni gasoil bi duñ ko yokk kon ñi yor seen oto di dawal di def gasoil yokkuwul
ñi yor seeni pour ak di defar leneen di utiliser gasoil it yokkuwul. Donc loolu bokk na ci ay mesures yu am solo yu mu jël. Ci wàllu mbay mi it gis nañ ni daaw 60 milliards la ci dugal pour wàllu équipement wàllu engrais wàllu jiw ren mu dugal ci 70 milliards yooyu yëpp pour atténuer les effets de la crise mais dañu war a xam ni adduna bi moo nekk en crise actuellement te mesures yooyu mu jël bokk na ci mesures yi nga xamante ni dina wàññi dangar bi mu waroon a toll dëgg ci réew mi. ci wàllu li ñuy wax manifestation yu ñuy yu am ñu koy prévoir le 29 juin am na lu ci Ali Saleh Diop ministre de l'élevage l'équipement et des productions animales wax ci wàllu li nga xamante ni mooy jur gi ak tabaski bi ñu jublu ak ñiy jaay xar mais li ñu war a wax rek mooy manifestation moom li ñu ci posé question ndax dañ koy autoriser wala déet ma ne loolu du suñu rôle ñun ndax ñooñu ñu koy joxe mooy les autorités administratives en l'occurrence le préfet de Dakar nga xam ni dina def appréciation ci wàllu woowu pour que ñu mën a moom mooy xool ba xam dina ko autoriser wala du ko autoriser. Ci wàllu inondation yi ministre de l'eau et de l'assainissement ñëw na ci lu bare ndax le plan décennal wax na li mu jur de manière positive te lu nit ñu dund lañu ci seeni gox ak seen quartier yi ñu ko def particulièrement Kër Massar ñëwaat na ci mais dañuy bëgg fàttali rek fàttali dafa baax en 2020 la amoon Kër Massar amu fa 2021 loolu tamit dëgg la ndax 2020 la ñu gisoon mooy ay gaal ak ay zodiac yuy tëmb nit ñi di ci dem mais daaw amul pourtant li mu taw daaw moo ëpp li mu tawoon 2021 loolu li mu wane rek mooy ouvrage yi nga xam ni liggéey nañ ko fa les ouvrages de drainage moo permettre ñu mën a jël ndox mi di ko évacuer parce que buy taw ala kulli aal ndox mi dina taa même bu amee ouvrage mais ñaata temps lay toog pour mën a dem loolu moo am solo te loolu li nga xam ni ñoom liggéey nañ ko ministère de l'eau et de l'assainissement ak ñi leen di jàppale ci liggéey bi yépp les autres structures liggéey nañ ci ba nga xam ni am na solo pour que ñu mën a def loolu